الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammadil amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. mbokk jullit yi mbokk téléspectateur ITV ñëwaat nañ seen émission bi ñu duppee les grandes conférences. tey mu nekk seen 3e numéro. les grandes conférences une idée originale boo xamante ni dañu bëgg borom xam-xamu réew mi fii ci Sénégal gi ñu yeewoo ñu partagé ak yéen saafonte ak yéen ci seen xam-xam ba kenn ko nekk roq ba nga nekk mu nekk njëriñ ñeel penc mi. tey mu nekk sunu ñetteelu numéro ñi am fi ay gan yu am solo di yëgle nag itam gis ngeen ni ñaar yi nga xamante ni jot na jàll am na ay retour yu positif di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi yittewoo xam-xam di yittewoo li nga xamante ni moom mooy mbaax. sëñ Cheikh ma jox la kàddu yi nga nuyoo ko pencum les grandes conférences fii ci ITV. asalaamualeykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa xadirihi wa miqdaari azim. ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yépp di sant bu baax waa ITV ci invitation bi ak partenariat bi nga xamee ni moo jur les grandes conférences. mu doon série conférence yoo xam ni dañ koy jagleel askan wi ak xam-xam ak mbaax di ci génne aussi ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay borom xam-xam yu jàngi ci réew mi dem bitim réew waaye it dellu ci seeni kër di fa liggéey di fa jàng di fa jàngale. ñu ci santaat bu baax aussi sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma mi nga xamee ni idée originale bi ci moom la jóge naa di rafetlu bu baax teewaayu suñu gan ñi nga xamee ni ñoom ñoo fi teew. ki ci jiitu di Cheikh Baye Niass doon koo xam ni ku ñu ràññee la ci fa nga xamee ni fa lay yëngoo ak aussi ci réew mi. mu jàngee alquranul karim Medina Baye ci daara imam Assane Cissé jóge fa jàng xam-xam diine ci téere yu xonq yi yëpp ak li ñuy jàng ci xam-xam ci réew mi foofa ci Medina Baye. jóge fa dem def école élémentaire foofu ci Medina Baye ci daara ju ñuy wax Daaru Rahmati. fa la defee tamit secondaire am ci CM bu ñuy wax Cofat. ginnaaw gi mu jóge fa dem Maroc fa la jànge ba am fa bagam dellu siwaat demaat réew moom nga xamee ni moom la ñuy wax Malaisie. fa la defee ay études supérieures am yeggale yi tamit njàngam ca foofa di Nigéria ci sëñ Chérif Ibrahim Saliha Ousseynou. fa la jànge Addis. doon nag koo xam ni ku ñu ràññee la ci réew mi ci xam-xamam ci Addis. kon Cheikh Baye Niass mooy suñu premier gan. suñu ñaareel bi gan sëñ Ahmad Fall lañ koy wax. mu ngi jógee Tiwaawan. mu doon bachelier ci français ak ci arabe. jànge aussi université Dakar nekk fii lu yàgg-yàgg lu mat fukki at ak benn. dellu Tiwaawan nag nekk fa jàngalekat ci science théologique. waaye ñoom ñaar seen exemple li nga xamee ni moom lay wone mooy ni suñu dëkku diine yi nekkee ay bërëbu jàngekaay ay bërëbu ay université yoo xamee ni xaj na bâtiment ya nekku fa waaye jàngalekat ya ña nga fa ña fay jànge ña nga fa science yu kawe lañ fay jàngale. kon ñaar ñooñu ñooy suñuy gan tey ñuy bëgg ci ñoom bu baax ñu doon ay kàngam war a tamit waxtaan ci thème boo xamee ni thème bu am solo la.
jërëjëf docteur Cheikh ci présentation bi nga xamante ni dafa nga suñu ñaari gan yi kon tey yéen a ngi seen émission les grandes conférences ñu am ñaari invité comme ni nga xamante ni moom la ko docteur Cheikh gaarale ci nga xamante ni mooy seen jaar-jaar muy Baye n'est-ce pas Cheikh Niass mu nekk koo xamante ni dama naan équilibré mooy am ñaari tànk yëpp mooy ce qu'on appelle le spirituel et le temporel. Sëñ Ahmad Fall tamit quand quelqu'un est bachelier 2 fois en arabe et en français ça montre comment aussi mu am na préparation bu am solo donc kon tey itam bi ñu nar a waxtaane fii ci les grandes conférences xam ngeen ni dañuy wax ce qu'on appelle a tasawuf le soufisme mooy mokk bi nga xamante ni nit ki war na ko mokk ci biiram ngir mu feeñ ci bitam ci ay cëram nga xamante ni préparation ce qu'on appelle la purification sellal bi nga xamante ni doomu aadama war na ko sellal ruuxam ba mën jën ak boromam wala effort bi doomu aadama war a xam boppam moom balaa muy xam boromam buñ ko gam-gamlee wala ñu gaaral ko ci wet li nga xamante mooy la résilience moom mooy fexe maanaam dékku bi doomu aadama di dékku ba bañ a gaañu ba bañ a loru kon mokk gi nit ki war a mokk ak dékku gi mu war a dékku jamono ji ñu nekk jamono Covid 19 la nekk wala sax lu neex wax Covid boo xamante ni xamatuñu fan lay jeex parce que bi naan Covid 19 tubaab bi dafa yaakaaroon dina jeex ñu après Covid mais est-ce que yenn saa yi question yi ñuy posé mooy ndax Covid dina fi jógee ci ndax du nekk comme ce qu'on appelle les maladies chroniques loolu question la kon mokk bi nga xamante nit ki war na ko mokk ci biiram waaye wala waajal boppam ci yi koy bett tey loolu mooy nekk suñu thème sëñ Ahmad wala boog sëñ Baye gis nañ ni. tasawuf baat la boo xamante ni baatu arab la yenn saa yi nit ñi firi di wax purification wala ñi nga xamante ni moom mooy mokk boo doon def taarif ngay définir baatu tasawuf noonu ñu koy définir. waaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin alfatihi alxaatimi wa ala alihi altayibin altahirin xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim إلهنا لسنا من العباد ولا من الزهاد ولكننا معدودون في جملة العباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أقمار شموس علوم القلم إلا ما أدخلتنا في دائرة لطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي يا همة الشيخ حضر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. أستاذ maa ngi lay ziyaara bu baax di nuyu Oustaz docteur Cheikh Gueye di nuyu sëñ Ahmed mi ñu bokk ak jotaay bi di nuyu waa kër gi tamit di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay ci diine ji ak ci réew mi di nuyu suñ mbokk yi ñuy seetaan fu ñu mënti nekk ci àdduna di kontaan trop ci thème bu mel nii ak ci jamono jii mu ñëw muy tasawuf waaye tamit ak résilience bi nga xamante ne nitu suufi bi war na ko am wala tasawuf ci boppam moom la ñëw pour indil àdduna parce que bu ñu waxee résilience face à une maladie ban genre maladie la balaa ñuy ñëw ci Covid wala mu nekk sibiru wala mu nekk beneen façon maladie bi njëkk ci maladie yi mooy bakkanu doomi aadama te loolu la tasawuf ñëw pour faj yàlla dafa bind mbindee fii bi mu leen bindee nee na dina am kenn kum jiital ci ñoom mu nekk xalifaam alquran wax ñu ne wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa yàlla bi mu waxee malaayka yi ne leen damay def ci kaw suuf kuy nekk sama xalifa ñu ne ko atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu ma la ta'lamun ndax da nga fay def koo xamante ne dafay tur deret di yàq suuf mu ne leen xam naa lu ngeen xamut kon doomi aadama boobu yàlla nar a bind mu nekk mbindeef buy dox ak ñaari tànk duwut ñeenti tànk comme yenn bàyyi ma yi duwut kuy dox ak biiram comme ni jaan yi di watatoo mu nekk ku am ñaari tànk ak ñaari loxo ak ñaari bët war a nekk xalifa yàlla ci kaw suuf yàlla daf ko assigné benn mission boobu mooy lan mooy dafa am lenn lu mu def ci moom ginnaaw bi mu ko bindee ba pare yàlla alxuraan wax nañu ko fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi faqa'u lahu saajidin bu ma ko bindee ba yemale ko defal ko sama ruuxu na ngeen ko sujjóodal yéen malaayka yi kon déjà njiit li commencé na di feeñ bépp mbindeefu yàlla war a nekk ci soumission wu doomi aadama boobu moom mu war koo contrôler waaye lan mooy jiital loolu mooy lu yàlla def ci moom ci ñaari yëf benn bi mooy xol beneen bi mooy xel yàlla ne nag ne wa hadaynaahu najdayn tànnal naa la ñaari yoon bu la neexee nga jub bu la neexee nga dëng wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha maa ngi gën ci bakkan ak ki ko bind ba pare xamal ko lu baax ak lu bon bu texee ba defar bakkan boobu daal di mucc waaye bu yàqoo itamit ba yàq bakkan boobu daal di texaadi kon yàlla may na la xel muy balance bi may na la xool nga mën cee tànnee sayidna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ñu ne
inna fi ljasadi mudga ida saluhat salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb. jëmmi doomi aadama am na benn lumb bu ci nekk boo xamante ne bu sellee nit ki yëpp sell, bu yàqoo nit ki yëpp yàqu, loolu mooy xol. léegi nag yàlla wàcce yonentu yàlla aadama, doomi aadama yi commencé di jurante. premier crime bi njëkk am ci kaw suuf mu nekk faat bakkan. ñaari doomi aadama yi nga xamante ne benn baay moo leen jur, watlu alayhim naba abnay aadama bilxaq is qaraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabal min al axar qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabalu llahu min al muttaqin. am kenn ki def dara yàlla nangu ko, keneen ki def dara yàlla bañ koo nangu, jalousie commencé judd, mu ne ko dinaa la rey. kon jalousie boobu nga xam ne moom mooy feebaru bakkan bi njëkk, moom moo waral ñi def premier crime de l'humanité muy faat bakkan. léegi nag yàlla ebal kenn ci mbindeef yi nga xamante ne doomi aadama moo ko kawe pour mu ñëw am lu mu jàngal doomi aadama. fa baasa allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axi. yàlla ebal benn mbindeef pour mu ñëw wan doomi aadama naka lay suturaalee mbokkam ma. ñu war cee jàngee lan mooy ne univers bi ak li ñu wër lépp lenn lu nekk war nañ cee mën a jëriñoo, lenn lu nekk war nañ koo jàngal wala mu jàngal ñu. moo xam muy mala yi, moo xam muy virus yi, moo xam muy laboratoire yi, moo xam muy caméra yi, moo xam muy lu nekk, soit ñi jëriñoo ko wala moom mu jëriñu ci ñun. léegi nag crime boobu am, yàlla daal di jox yonentu yi risaala. première risaala bi ñu ko joxe muy Seydina Rasulullahi di lekk moom mooy mujj a ñëw, waaye kenn ku nekk ci yonentu yooyu yàlla jox ko ñetti mission. première mission bi mooy wa yuallimuhumul kitaaba wal xikmata wa yuzakkihim. dama lay ebal pour nga jàngal nit ñi téere bi muy luwaa yi yàlla di teg ak sagesse bi nga xamante ne moom la ñu mën a am pour vivre ensemble, waaye nag tazkiyatu nafsi doog a am. kon taalimul kitaab moom mooy jiitu, taalimul xikmati topp ci, tazkiyatu nafsi doog a ñëw. mooy ne kon nit ki dafay nekk jullit, am soumission ci boromam ginnaaw bi mu nekkee doomi aadama gu mat sëkk, waaye nag nekk ku gëm yàlla, parce que nit ki mën naa nekk jullit te nekk jullit bu manqué di def lu yàlla tere. kon iman ñëw taxaw, léegi nag mu doog a mën a nekk mutasawwif. tazkiyatu nafsi boobu moom moo la yeggale ci sëmmam bi nga xamante ne moom la yàlla bëggoon ci mbindeef yi. Seydina Rasulullah yi nga xamante ne mission moom moo ci gën a mat, bi mu ñëwee ci xadis bi siiw bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ko muy xadisu Jibril. yàlla ebal malaayka Jibril mu ñëw ci melow doomi aadama pour jàngal ñu. laaj yonentu bi lan mooy lislaam, mu ne ko an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa tuqima salaa wa tuutiya zaka wa tasuma ramadan wa tahajjal bayt in istataata ilayhi sabilan. nga seede ñaari baatu seede yi, julli, or, azaka, aj boo ko mënee. mu ne ko lan mooy liimaan, mu ne ko mooy nga gëm yàlla, gëm malaayka yi, gëm téere yi, gëm dikk ak bis penc, gëm dee, gëm dekki, gëm nangam, gëm dogal bu baax ak bu naqadi. mu ne ko lan mooy ihsaan, mu ne ko mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis, boo demee ba gisoo ko sax xamal ne moom mu ngi lay gis. boroom xam-xam yi nag ñu ne fii nii yàlla génnee na fi ñetti, yonentu bi génnee na fi ñetti maqaama yële. taalimul kitaab yi moom mooy islaam, taalimul xikmati moom mooy imaan, léegi nag tazkiyatu nafsi moom mooy maqaamul ihsaan. moo tax mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo ci ne maqaamul ihsaan boobu moom mooy taxawee tasawuf. kon nga xam ne mutasawif bu mat moom mooy jullit bu mat dëgg-dëgg. moo tax nga gis suñu kilifa yii te dinañ ci ñëw ci ñoom, yàlla may ñu ci réew mi ñu nekk jullit ñi gën a mat, malgré que dund nañ ay siècle ci ginnaaw wala ay année ci ginnaaw, waaye jamono mënta ñëw ba dépassé leen, laa ci seen jàngale, laa ci préparation bi ñuy préparé seen taalibe yi bu toppee ci seen yoon. léegi nag boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ginnaaw gi, baat bu nekk danañ ko utal tur. l'islam daf fee nekkoon, yonent bi nekk fekk jàngaleeg saxaaba yi, soxlawuñu woon yenn yi ñu koy jàngale parce que yonent bi mooy pratiquer ñuy gis directement. yonent bi dafay jàpp, saxaaba yi gis ni mu jàppee mu jàpp, dafay julli ñu gis ni muy jullee mu julli, dafay oor ñu gis ni mu ooree mu oor. bi fi yonent bi jugee nag siècle yi commencé di ñëw, boroom xam-xam yi soxla pour coder loolu noonu, parce que l'islam ak avancé wu jamono ak tamit yenn attaques yi ñëw ak avancé bi l'islam di am di dugg ci réew yi nga xamante ne duñu ay arab, il faut ñu soxla coder yenn yi. loolu tax ci jamono Seydina Ousmane sax jullit ñi dañoo soxla réajuster li gën a fort ci seeni base muy alxuraan, ñi ne nañ ko coder parce que léegi l'islam commencé naa dugg ci réewu ajam yi, nañ ko dajale def ko mu nekk benn kaamil. Seydina Ousmane bind kaamil bi ñu def ci juróom-ñaari nusxa ñu yóbbu ko ci dëkk yi ñu ko yóbbu woon xam nañ ko, te bu njëkk ba loolu amul woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ñu ñëwaat beneen jamono ñu soxla kaamil boobu ñu def ci ay tomb, def ci ay masque, aaya yi ñu séparé leen, suraat yi ñu séparé leen ak bismillah, te loolu amul woon jamono yonent. kon gis nga ne il faut ñu am lu ñu teg ci base pour ñu xàmmee leen na lu nekk. ñoom imam Malik bi ñu ñëwee jamono yonentu amul woon farataay njàpp juróom-ñaar la, sunnaay njàpp nangam la. waaye nag comme saxaaba yi dem nañ
te ñoom ñu ngi ko doon jàpp waaye tey ji amul benn saxaaba boo yee ne ko farataay jàpp ñaata la mu ne la juróom-ñaar parce que yonentu bi jàngalu leen loolu mais ñoom imam Malik ak fuqaha yi soxla pour kodeel ko nit ñi pour ñu mën koo tënk ci lu yomb léegi nag tasawuf ci noonu la juddoo tur bi ci noonu la juddoo mais jëf ci mu ngi fi woon depuis ci yonentu bi ak saxaaba yi borom xam-xam yi nag commencé mu tasawifa wala az-zuhad wala al-fuqara benn bu nekk ñi di leen koy tuddee waaye liñ ci jublu rek mooy ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon nag yonentu bi te seen bëgg-bëgg duwul dara lu dul topp lislaam fa yonentu bi tegoon tànkam bu fa teggee ñu teg fa seen tànk commencé ko ci Seydina Ababacar Siddiq Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ba demeet ci mbooleem saxaaba yi ñëwaat ci taabiuna yi ba jëm ci ñoom Xasanul Basri ak suñ jon yàlla tey xam naa pour bañ a monopoliser incha allah macha allah sëñ Baye Niass ci leer gu am solo boobu donc il a voulu def ce qu'on appelle la genèse parce que la question c'était comment définir tasawuf le soufisme ndax nañ koy définir il a voulu montrer que le terme en tant que tel parce que day tontuwaale peut-être yeneen question yu ñu ko laajul lan mooy aslam lan mooy cosaanam ci diine parce que dañuy wax ni baat bi am na wala amul il a voulu montrer que am na yu bëri amul woon yoo xamante ni dañ ko codifier mooy fexe ba nit ñi mu jegale ñu mën ko xam dem ba jël exemple maanaam li nga xam mooy faratay njàpp faratay julli yu am solo li ma si gën a bàyyi xeloo aussi mooy li nga xam ne mooy addila yi il a préféré jël addila yëpp ci alquranu karim pour delluwaat source yi ci téere bi li nga xamante ni moom mooy jëlaat xadis bi maanaam dëgërale ko waxam histoire boobu nga xamante ni ñi jàng cinéma ñëpp xam nañ que scénario bi yoon saa sallam ak Jibril joué woon fa innahu Jibril yuallimukum diinakum c'était Jibril qui était venu pour vous apprendre votre religion ak Jibril en tant que acteur nekk malaaka di ñëw jëmmu nit nekk jëmmu xale ba kenn xamu ko c'était pour jàngal islam donc yooyu yëpp jot na comme exemple mais daañu ci ñëw ci synthèse bi sëñ Ahmad Fall gis naa définition bi nga xamante ni moom la Baye Cheikh bëgg ñu wan que il a essayé d'utiliser des arguments coraniques pour montrer que lan mooy soufisme yow soo ko doon définir taarif que noonu ñu koy définir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما bokki jullit yi ñi seetaan ci àddina yépp ñoo ngi yëkkati kàddu di ci jiital sant buur yàlla di ko ñaan mu dollee julli ala qiblatil arwaaxi di mawlaana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam yaag njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan ak xëppu ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax ku tegul sa tànk ala siraatil mustaqim yal na bur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ala siraatil mustaqim tabarakallahu di nuyu képp ku ñuy seetaan ci baatub assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na buur yàlla boole defal na ko dunyan wa uxra waaye nag di ci xaasal mbokk yu tedd yi nga xamante ne bii ni ñoom la ñu bokkal jotaay bi nga xam ni nekk na jalsa ilmiya tabarakallahu di ci jiital sunu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Gueye docteur di ko ziyaara di ko nuyu di ko jox wàccuwaay bi mu amee waaye di ci teg Seyid Biram Puy tabarakallah al oustaz moom itam al alim ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàccuwaay bi mu amee waaye nag wa xaasatan nag sunu xarit sunu collaborateur muy al imam Cheikh Baye Niass tabarakallah ñi ngi koy nuyu moom itam di ko ndokkeel di ko ziyaara di ko jox wàccuwaay bi mu amee ci lislaam tabarakallah sëñ Biram xam naa laaj bi damay wax la shaa'ir ba waxoon rek wa laysat li misli baada ma qiila qawla walakinna xaddi anukkida ma qaalu fi mu nekk li Cheikh Baye wax damay def lu dama koy feddali ala kulli xaal waaye bu fekkee wax ju matale ak ju dajale rek ci définir taxlil tekki li nga xam ni moom mooy terme boobu ñuy wax at tasawufu
tekki na ko ba pare tàmbalee ca kaw wàcc tabaarakallah xanaa rek yokk ci tuuti rek mooy dafa am lu ñuy wax ci làkku tubaab esprit ak lettre ñaari wuute la xam nga baatu tasawuf soo xoolee lettre bi taa tombe la ak sood ak waaw ak faa xam nga boo demee ci ku mel ni Cheikh Abdul Qadir al Jilani am na benn téere bu mu bind tuddee ko sirrul asrar du téere lasrar téere la rek buy jàngale yenn aaya alquran yi ni mu ko firee ak yenn fànni xam-xam yi ni mu ko jàngale sirrul asrar la téere bi tudd soo ci demee bi muy jàngale moom tasawuf daf ni tasawuf tënk la sigle la maanaam taa bi am lu muy firi soo bi am lu muy firi waaw gi noonu faa gi noonu moom noonu la ko jàngale mu nekk nag une définition qui me plaît beaucoup parce que daf ni taaji mooy taqwallah muy ragal yàlla loolu nag duñ ci dugg muy jël waxtu yi taqwallahi koo dégg ñu ni suufiyanke la séentul ci moom taqwallah saad gi mooy safaul qalb mooy fokk nga am xol bu set xol bu leer loolu it liggéey la de nit du juddu nii rek ci xol bu leer déedéet illa man ata allah bi qalbin salimin waaw loolu il faut nga jaar ci ay loxo mënul ñàkk jibril sax kaana muallima rusul nit fokk mu am ku ko tetti ala kulli xaal dañ ci ñëw tuuti kon safaul qalb mooy sodd gi waaw gi nekk walaayax mooy ak pal ca yàlla ko dégg ñu ni sufiyanke la am na palug yàlla hunaalika al walaaya lillahi al xaq faa gi nekk fanaau fillah mooy nga jeex tàkk ci yàlla extinction boobu nga xamante ni bii nag bari nañu ko mënagul dégg waaye danañ ko expliquer ba mu leer ko defee ñu xam ni loolu lu am la ndax dana nit dina jeex ci leneen lu dul yàlla kon jeex ci yàlla mën naa ne ala kulli xaal kon moom Cheikh Abdul Qadir al Jilani noo nii la tekkee baatub tasawuf mu di taqwallah safaul qalb ak alwalaaya ak alfanaau fillah moom noonu la ko tekkee su ko defee loolu day daal di doon lu leer nañ ñu daal di koy xam beneen bi ci tegu nag muy esprit bi nga xamante ni bii ni moom moo ci nekk Cheikh Baye wax na lu am solo sànq ku tënk lool nag yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam dafa am ñetti maqaama yoo xam ni ci la liggéeyee diiru yàlla yónni ko ba keroog muy ziyaara bàmmeel ñetti maqaam yooyu ci la nekkoon di liggéey kenn ku ci nekk la tolloog la nga ca war a am mu def ko ci yow muy al islaamu wal imaanu wal ixsaanu laaya ji ko tënk sëriñ bi jàng na ko huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qable la fi dalalin mubin l'islaam xam nañ ko laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah taxawal julli ba mu àgg liimaan xam nañu ko mooy dëggal li yonent yàlla muhammad indi ci gëm gi ngay gëm ni yàlla am na gëmi malaayikaam gëm bis pénc gëm dogal gëm yonent yi gëm téere yi mu jeex lixsaan xam nañ ko an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay jaamu yàlla di wéetal yàlla mu mel ni yaa ngi koy gis mu mel ni yaa ngi koy gis googu lu yaatu la dina wane ni sax yàlla dañ koy gis ndax boo ko gisul moom suñu boroom mi ngi lay gis léegi nag maqaam boobu nga xam ni moom moo mujj nag ci ñett yi yonent yàlla muhammad liggéeyee muy lislaam ak liimaan ak lixsaan nga xam ni bu dee lislaam bi ki koy jàngale mooy cheikhu taalim nga xam da ngay dikk mu toqi la ci lii mooy digle yi lii mooy tere yi jàngal la ko kooku lañ tudde cheikhu taalim bu fekkee li nga xamante ni bii ni moom moo di liimaan ki koy jàngale moom lañ tudde cheikhu tarbiya nga xam ni da ngay ñëw mu defaral la sa xol ba nga seexlu lu bon lu neex yàlla neex la lu neexul yàlla du la neex ñu verrouiller la kooku mooy cheikhu tarbiyati keneen ki ci tegu beneen bi ci tegu muy maqaamul ihsaan ki koy jàngale mooy cheikhu tarqiyati léegi nag ñett yi boo leen boole yow yaay doog a tudd nag al cheikhul kaamilu looloo waral ku mel ni abul qaasimul junaydi daan wax ci xam-xam bii ñuy tuddee tasawuf
ilmuna hada mushayyadun bilkitaabi wa sunna ilmuna hada mushayyadun bilkitaabi wa sunna mu ni sunu xam-xam bii muy tasawuf yi ko yëkkati poto yi ko tabax moo di waxu yàlla muy alquran muy alkitab wa sunna muy wax ak jëf ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxal muy sunna yonent bi alayhi salaam léegi nag gis nga ñett yooyu yëpp ci ki mu daje ci moom ak ña ko donn ñooñu ñoo di suufiyanke yi loolu moo waral abul qasimul junaydi daan wax ni bu ñuy wax ni diw sëriñ bu mat sëriñ ndax sëriñ bu mat sëriñ mooy suufiyanke rek kooku kenn jiituwu ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam moo tax daf daan wax ni inna cheikh alkaamila man tawaffarat fihi shurutu tarbiyati wa tazkiyati wal irshadi wal kamali wa shahida fihi ahlul kamali bi annahu balaga mablaga arrijali wa sarat fihi aadabu almashikhati سريان الروح في الجسد بحيث لم تظهر عليه صبغة العارفين الواصلين loolu tey boo ko doon tekki ci baati wolof ki ñuy wax ni moom mooy ki mat dëgg ki nga xam ni mérité ne son statut de meilleure créature li Cheikh Baye wax léegi nga xam ni xalifatullahi fi l ard kooku kan la parce que baatu cheikhu dafa bari ay étymologiquement baatu cheikhu li muy firi mooy mag rek mag abuna cheikhun kabir waaw mag te mag boo ko déggee taabiram mag mooy ku am expérience ku am xibra ku jaar fu bari ku xam lu ne nga xam ne yow boo ñëwee ci moom lu ci ne dina xam fan la la cay jaarale loolu mooy baatu cheikhu la shaa'ir ma doon wax zaamatni cheikhan wa lastu bi cheikh innama cheikhu man yadibu dabiba naam kon dama bëgg a wax rek ni ki ñuy wax a cheikhul kaamil sëriñ bu mat sëriñ nga xam ne mooy ki dajale ñetti maqaama yi yonante liggéeyee mu ni mooy ki nga xamante ni bii ni lépp lu ñuy tuddee charte tarbiya maanaam nu nit di def ba baax taqalikook lu bon li neex yàlla neex ko li neexul yàlla di ko neex day daje ci moom surtout tarbiyati wa tazkiya day nekk koo xam ne dañuy sellal bakkanam parce que yàlla subhanahu wa taala borom bi moo waxal boppam ci alquran ni wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dakkaaha wa qad xaaba man dassaaha alquran dafa am nees koy déggee suñu borom bu waxee ni wa nafsin maa ngi giñ ci bakkan yàlla du giñ ci lu ñàkk solo wa ma sawaaha yaani wa man sawaaha parce que yàlla subhanahu wa taala damir dawul ci moom dara dawul ci moom loolu tax wa ma sawaaha maanaam maaw maanaam man la maa ngi giñ ci borom bi nga xam ni mooy ki emale bakkan ba sol ko ci nit mu ni nag fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mu ni gis nga bakkan bi ko yàlla di sol ci nit daf ko yenkewal daf ko xamal daf ko jàngal moom bakkan bi ñaar muy ragal yàlla akuk caay-caay ñaar yooyu ku yàlla bind am nga ko léegi nag mu des ana ci yan loxo lañ lay jaarale ba côté bi nga xamante ni bii ni mooy la côté lumineux nga xamante ni bii ni moom mooy ragal yàlla gi ñu amélioré ko côté bi nga xamante ni bii ni moom mooy caay-caay gi ñu anéantir ko loolu nit du ko defal boppam faw nga jaar ci ay loxo loolu mooy liggéeyu sufiyanke yi naka jekk nag loolu moo waral suñu borom wax ni qad aflaha man zakkaaha ba pare tasrif fi'l bi ala al maadi loolu mooy duñ ci dellu si xat ca dëgg aflaha texe na ba noppi li tawaqqu'il faala man zakkaaha koo xam ni jaar na ci loxo yu ñu sellale bakkanam ba mu mel na yàlla bëggee kon foog nga def ay jëw non mënul ñàkk ala kulli xaal waaye itam waqad xaaba man dassaaha ki nga xamante ni bii ni bàyyi na noonu boppam bàyyi bakkanam mu des ci yu suufe yi kooku perte na léegi nag ñaar yi nga xamante ni bii ni moo fi nekk muy at taqwa nga xamante ni bii ni suñu borom ne sol naa ko ci bakkan akuk caay-caay ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk il faut ñu xam ni yàlla da ko mooñaale ak nit léegi buñ ko amélioré ba mu baax nga dugg ci tazkiya wala ci tasfiya wala ci nuñ ko mën a tuddee parce que fii on a un problème de terme sëriñ bi wax na ko léegi et c'est vrai bari na yoo xamante ni bii ni ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi fi woon turwee fi newul bien sûr mooy codification bi muy wax c'est ça macha allah mi ngi fi woon mais turwee fi newul mi ngi fi woon mais fi nekkoon sëñ Ahmad Fall avec une très belle définition de sa façon à sa façon li nga xamante ni mooy li nga xamante ni mooy tasawuf et je pense que bu nu dégloo bu baax déglu na li nga xamante ni mooy imam Baye Niass ak li nga xamante ni mooy sëñ Ahmad ci da ngay gis maanaam complémentarité bi en tout cas seen définition di wane doomu aadama par défaut yàlla daf naka moom ahsana taqwim
mais bu sàgg ne mën a nekk asfala saafiliin donc diggante boobu nag yéen juftu lay def ba moom mu nekk koo xamante ni mooy ku baax kii mais docteur léegi loo ñuy tënkal ñoom ñaar doon wax ñu doog a jëm si deuxième partie bi. xam naa du doon tënk sax ndax li ñu wax vraiment dafa leer naññi relance lay doon rek pour xam maanaam taarixu dikk gi nga xamee ni moom la fi tasawuf dikk ñëw ci réew mi nga xam ni ci xam-xam yenn yi ne nañu ñun moom la ñu islamisé Sénégal maanaam échange bi doon am diggante ay nit yoo xamee ni tasawuf la ñuy dundee seen diine ñu ñëw ci réew mi ba tax tey 19e siècle ñun ñëpp ñu am ay li nga xamee ni moom la ñu tuddee le siècle des lumières suñu wax le siècle des lumières sénégalais moom mooy siècle bi nga xamee ni ci la suñu kilifa diine yi ñëw mu bëggoon rek laaj leen ñoom naka la ñu gisee taarix boobu fan la tasawuf boobu solo gi duggee ci réew mi ba tas fi ba tax tey jii nii fu ñuy làmb ci réew yi tasawuf Sénégal lañ ci njëkk a xalaat loolu bëggoon naa ci am seen. ñu commencé ci sëñ Baye Niass maanaam bu ma laajaat ko mu gën a woyof ci ñeneen ñi xam Cheikh borom xam-xam la maanaam cosaanam parce que comme définir nañ ko et c'est lu ñu codifié la j'ai beaucoup aimé sa définition bi nga wax ni boo jàngee ci fiqh sulu fiqh xam-xam bi amul woon même dañuy wax xam-xamu ilmu tajwid bi amul woon yenn saa jàng na saxaaba yi ba nu mokkal ka te kenn jàng lan mooy xunna parce que dañ ko doon dégg rek toxal ka après codifié na donc nit ñi nangu noonu xam-xam bu nu toxal codifié ko waaye bu lu ne am na cosaan jox nga ma cosaanam ci dëggante yoon saa salaam ak Jibril alayhi salaam mais bu ñu ñëwee ci Sénégal gi ñëwaatee ko léegi daana conférence doon wax mën nga ñu jox ay exemple wala boog ay addilla yuy tax ñu xam naka la Sénégal maanaam islamam nekk islam suufi. macha allah kontaan trop ci suñu imam bi ni mu duggee. am na solo trop ci ni mu tojee tasawuf ci sirul asrar fii maa yaxtaaju ilayhi al abraar. xam nga yonent yi yàlla yónni woon. ñoom ñëpp seen mission moo doon guider seeni xeet Seydina Rasulullahi moom moo ci gën a mat te moom comme ni ko Baye Niass radiyallahu anhu di waxee mission pour ñëpp la pour fépp la pour faw la donc yonentu yàlla bu nekk da ngay gis ci alxuraan yàlla nee la an anzir qawmaka wala an ixrij qawmaka min az-zulumaati ila an-nuur nga génnee sa xeet ci lëndëm jëmee leen ci leer nga guider sa xeet yonentu bi rek ngay gis yàlla ne ko anziri naasa an anziri naasa yónni naa la ci nit ñëpp gideel nit ñëpp kon ba faw la wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira léegi yi nga wax nii tey jii te mu am te ñi nga xamante ne sax dañuy xeex tasawuf ñoom nangu nañ ci yenn côté yooyu par exemple da ngay dégg ñu ne la mustalahul xadis xadis bu saxiix mooy nangam xadis bu daif mooy nangam ngay jaar ko xam lu yonentu wax ak lu yonentu waxut yonentu bi nekk na fi ba jógee fi saxaaba yi nekk fi ba jógee fi loolu amul woon amul benn saxaabi bu la mën a wax ne xadis saxiix mooy boo xamante ne ma rawaahu siqatun adlun daabitun ila mislihi min gayri shuzuzin wala illatin ba mu jeex waaye tëral nañ ñu mel noonu ibnu taymiya ci boppam ci benn ci téeram bi dafay wax ne mutasawifa yi ñi nga xam ne dañoo mel ni ñoom Sidi Abdul Qadir Jeylaani ak ñoom imaamul Junaydi mu ne dañoo ijtihaad ci zuhdu ak taabud comme ni ñoom Malik ijtihaadee ci fiq ak ñoom Abu Hanifata alal wajhi allazi ijtahadu fii ci yoon bi ñu ijtihaadee pour topp yàlla ci loolu xadis yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp ku nisar ne dafay topp yàlla na topp yàlla boo nisaree ne da ngay def dara nisar nga ne tey ji da ngay saxoo wér de sàngam ci jaamoo ko yàlla toppal yàlla ci loolu duwul farata bu yàlla faratal ci yow waaye yow yaa ko waral sa bopp ci bëgg a topp yàlla ci sa nawaafil mooy li Seydina Bilaal defoon inspiration propre waaw saa yu jàppee il faut mu def dara te yeneen saxaaba ci boppam Seydina Abdullah ibnu Amr da daan julli guddi ba soxnaam si ñëw kalaame ko ci yonent bi woo ko ne ko inna li nafsika alayka xaqan wa inna li jasadika alayka xaqan wa inna li aynayka alayka xaqan sa jabar am na xaq ci yow sa bopp am nga xaq ci yow sa say bët am nañ xaq ci yow jullil nàngam nga noppalu nàngam Abdullahi ibnu Umar radiallahu anhuma yonent bi ne ni'ma rajulu Abdullah law kaana yaqumu layla nit ku baax la woon bu doon dinay jug guddi kenn saxaaba yi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa Seydina Jundub la mu ne baayaatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alal islaami washtarata alayya nusxa li kulli muslimin jaayante naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lislaam mu chartal ma jullit bu ma gis naa la laayee biir kon kooku pour lislaam a mat il faut muy laayee nit ñi biir nga gis ne Seydina rasulullahi ku nekk daf laa jox comme ni ko sëriñ bi waxee ci kem sa tolluwaay Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha ñëw na am lu mu laaj yonent bi ne ko du ma la jox loolu waaye jox naa la baqiyaatu saalihaat del def nangam moom la jagleel loolu keneen mu jagleel ko leneen
kon wàllu yàlla yi tamit gis nga ne kon seen topp yàlla gi ak seen wirde yi ñuy jox seen taalibe yi am na cosaan te alxuraan moom moo ñu njëkk a wax ne yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum wala yaa ayyuhal lazina aamanu ttaqullaaha haqqa tuqaatihi na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla feneen mu ne la wabtaxu ilayhi l wasilata na ngeen ut ku leen jokkale jëmee ci yàlla léegi suñ mbokk yi bu ñu ñëwee ne ñu wasila boobu noonu du doon doomi aadama bu lay jëmale ci yàlla al a'maalu saaliha al a'maalu saaliha kon boo feebaree tëddal sa ne rek ngay ut prescription bu la neex nga jënd naan mais il faut nga dem ci médecin bu xam sa feebar bi mu bindal la kii garab gi nga xamante ne moo dëppoo ak sa feebar boobu boo amee feebaru biir garabu biir la lay bindal du bindal garabu tànk kon yëpp problème définition la ak codification. problème définition ak codification te kenn ku nekk boo toppul ña jëm ci yàlla yaa ngi topp ña jëm ci seetaane moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran wasbir nafsaka ma allazina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alxayaati dunia wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta muñal nga jàng sa bopp ba topp ñi nga xamante ne dañoo topp yoonu yàlla di tudd yàlla suba ngoon guddeeg bëccëg yonentu bi dañuy waxat feneen yàlla mu ne wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoon yi ka dellu si ci man ku nga xamante ne pare na ci boppam sëriñ bi loolu la wax léegi kan mooy sëriñ bu mat wa abuna cheikhun kabir ku nekk mën naa nekk sëriñ bu fekkee sikkim bu gudd la ku nekk mën naa am sikkim bu fekkee kurus la ku nekk mën naa nas lu ko neex téye mu nekk kurus waaye est-ce que loolu mooy dëgg-dëgg tasawuf est-ce que loolu mooy dëgg-dëgg yoonu yàlla est-ce que loolu mooy dëgg-dëgg jàngale xoolal sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci xoqal bu kaaw gis nga urjuza boobu rek xoqal bu kaaw bi muy jooy saxaaba yi waaw bu ko nit ñi doon jàng mokkal ko da ngay gis ne jeexal na lépp lu nit war a mokkal ci yoonu yàlla ndax wan na la ñu jiitu woon yoon bañ yeggoon ba am ngërmande yàlla naka lañ daan sonnee kon nga xam ne mbir mi duut ay daawi faariga toog rek di woote ne man maay diw man maay nangam man maa yegg ci maqaama sàngam déedéet yonentu bi nga xamante ne moom moo gën ñëpp daf ne man maa leen gën a xam yàlla te maa leen ko gën a ragal te maa leen ko gën a topp du ma leen digal lenn lu baax lu dul maa leen ciy jiitu du ma leen tee lenn lu bon lu dul maa leen koy njëkk a bàyyi masha Allah saxaaba yi tamit ci loolu lañ nekkoon Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu bi mu jaayanteeg yonentu dafa bàyyi lépp lu mu amoon ci alal jox ko yonentu bi ba nekk ka gën a ñàkk ci nit ñi Seydina Omar ibn Khattab moo nekkoon xalifaay jullit ñi ci jamonoom bi mu dee amuñ malaan bu ko mën a muur ba mu mat dañoo ñaw benn abbaayam fukki ñaw ak juróom-ñaar Seydina Mus'ab ibnu Umayr bokkoon ci ñu gënoon na aise ci Màkka ci fameem bi ñu ko rayee ci xare Uhud dañoo lañ ko muuree muurul yaram bi yëpp mu jige ay xob lañ jël muur genn ba tànk bi te yaayam moo ko waraloon yaayam moo ko pas-pasam jaraloon ko mu bàyyi pas-pasam jaraloon ko loolu gàddaay lépp jublu boromam yàlla nee la yonentu bi nee la nag ci xadis bu am solo fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayh gis nga li sëriñ bi wax léegi du ne da nga koy déggee ci jamono jooju kese waaye hijra bi ci suñ jamono jii bu dee yow sa topp yàlla ngir yàlla ak yonentu bi kese la da nga dem seeti ku yegg ci yàlla mu jàpp ci sa loxo jëmee la ci yàlla bu dee sa topp yàlla ci àdduna la nag sa bakkan kese ngay topp di woo nit ñi di leen réeral ca la nga xamante ne ca ngay woote parce que musiciens yi ña ngi ci musique ba ña leen ciy topp football kat yi ña ngi ci football ba ña leen ciy topp ku bëgg benn football kat sax te yaa ngi watu na mi wotoo kullu hizbin bimaa ladayhim farihun yaa ngi watu na mi wotoo yaa ngi sol na mi solo naka ci kon ku bëgg nitu yàlla léegi nag borom xam-xamu tasawuf yi nga xamante ne ñoom ñoo naanee ci yonentu bi loolu Abu Nuaym al-Asfahani dafa bind benn téere tuddee ko tabaqaatul awliya wala xilyatul awliya xilyatul awliya wa tabaqaatul asfiya boobu yonentu bi la njëkkee commencé Seydina Babacar jàll ci saxaaba yépp bi mu ñëwee ba ci Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñoom Xasanul Basri mu lay wan nag nan la yoonu tasawuf bi amee silsilaam ci Seydina Xasanul Basri jaareet ñoom Maaruful Karxi ñoom Junaydil Baghdadi ñoom Sariyu Siqti ñoom ba ñëw ci suñ ñoom Seydi Abdul Qadir Jeylaani ñoom Imaamul Ghazali nag dafa def liggéey bu am solo ci tasawuf mooy am na benn jamono boo xamante ne borom xam-xamu xadis yi dañoo beru woon ne mel ni ñoom rek ñoo amee xam-xamu sharia bi borom xam-xamu luga yi nekk na le borom xam-xamu fiq yi nekk na le ku nekk sa roq waaw bu ko defee l'islam mel ni lu séparé wu Imaamul Ghazali ci Ihya Ulumuddin boo ko jàngee da ngay gis ne dafa ñëw jël fiq bi xadis yeeg luga beeg lépp mu dajale ko ba pare wan la lii yëpp boo ci jaaree naka ngay yeggee ca tasawuf bële moom moo njëkk a def juhud boobu noonu donc yee ay pàcc la ay raccourci la mais yoon waa ngi mu dajale ko def ci lu am solo nga xam ne jàpp gi bu la waxee njàpp ci sharia ba pare ne la da ngay jàpp pour raxas say loxo boo nangamee nangam waaye def naa la nag boo jàppee ba pare lii li muy firi ci xaqiqa mooy nga fexe bàyyi sàcc bàyyi laal lu xaraam sa bët yi boo sëlmoo ba pare ci sharia bi da nga koo sëlmoo pour mu kii waaye li muy firi mooy bàyyi xool lu bon bàyyi teg sa bët ci lu yàlla tere ainsi de suite
boo gàllaxndikoo ba pare li muy firi mooy raxas sa gémmiñ ci zaahir waaye ci baatu li muy firi mooy bàyyi jëw bàyyi wax lu dul dëgg bàyyi lekk lu xaraam ainsi de suite mu mel ni kon marxala tajdidiya boo xam ne imaamul Ghazali dañuy décoder amal yi mu nekk du nekk rek jëf bu ñuy jëf comme ñu naan gymnastique la mais am na benn une autre liquide profonde am na lu mu lay jox am na lu mu lay jox ba ci furuud yi furuudul kifaaiya yeeg furuudul ayni yi noonu la ko tekkee nga xamante ne mutasawif bu ci tegu da ngay nekk ne moom mooy kaamilu asrihi mooy li Baay Ñas radiyallahu anhu doon wax ne alkabiru huwa allahu aw man araada mag dëgg-dëgg moom mooy yàlla wala ku yàlla namm léegi nag mu des sëriñ ban nga war a ut imaamul Ghazali yi koy tuddee xujjatul islam nga gis ne dafa dajale woon yooyu yëpp ibnu arabil xaatimi bi mu ñëwee gars yi commencé ci genre ne tasawuf léegi dafa bëri ay xuraafaat dafa bëri nangam Seydi Abdul Wahab Sha'rani ñëwaat tegaat mbir yi ci yoon nekkaat mu jëddido asram léegi nag ban genre sëriñ nga war a am sëriñ bi nga war a am Baye Niass wax na la ko Sëriñ Touba wax na la ko Sidi Hadji Malick wax na la ko waaye ma jël benn daggit bu ndaw rek ci li Baye wax watlub murabbiyan xabiran naasihan kaamila irfaani imaaman saalihan maliku nafsika utal sëriñ boo xamante ne ku mat la ku xam zaahir ak mbir yi la comme ni mu xamee baatin yi ku mën a laaye biir la ku sell la ku mat la nga doog ko mën a jébbal sa bopp. macha allah jërëjëf sëñ Baye macha allah am na solo mais Ahmad je pense que moom am na façon bu muy tontoo. je préfère dem ci genèse ci yeex bi mais dama lay laaj même laaj bi après yow borom xam-xam yaay xool moom ma koy tonta je pense que li ñu ci am na njëriñ yëpp gis naa argumentaire moom dafa day dem bu baax ci téere bi maanaam ci li nga xamante ni moom mooy parce que bu ne suuf si nag al ilm xaala la d'abord xaala rasul xaala saxaaba comme ni ko ñeneen di firee je pense que mooy il préfère ñëw ci xaala la nga xamante ñëpp ci d'accord j'aime bien ces preuves bu ñu delluwaatee parce que chaque fois tellement Abdul Xaadir Jeynaan dafay ñëwaat te xam naa ne xaw nañu jege ñun Sénégal Xasan Basri du ko sore trop chaque fois day jël benn tour bu xaw a jege noo ñu linkalee ba mu egg ci Sénégal gi nga xamante ni Sénégal on a un islam soufi. waaw Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni bii nii islam bi fi nekk c'est un islam confrérique. bokk na ci li tax l'islam bi sax fi. waaw ndax sufiyanke yi fi nekk muy mag ñu baax ñi nga xamante ni bii nii yàlla moom la ñu séddee. macha allah te kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla ci sa jamono nga amoon maqaama mujtahid. gannaaw ba nga jàngee mboole xeeti fànn yi nga xamante ni bii nii doomi daara war na koo jàng nga yëg ni lii nii sa xol seddagul am na leneen loo xamante ni bii nii moo ci des. parce que c'est ça mbir mi du jàng naa nangam ak nangam xam naa nangam ak nangam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu mag ñi ko waroon amu ci ku mu dalal baax amul mag ñi ko waroon ñëpp laa wax xanaa ay benn doomam mais amu ci kenn ci mag ñi koo xam ni moom moo la dalal baax jàng nga ba wattu mboole fànni xam-xam yi nga soog a ñëw ci moom. mooy troisième partie bi nga doon wax kon. voilà réew mi nag di Sénégal tariqa daf fi yàgg l'islam daf fi yàgg parce que nag bu ñuy wax wàllu tasawuf du leneen lu dul tariqa nag wax dëgg yàlla parce que nag il faut ñu wàcce wax ji. bien sûr mu leer mooy nii bu ñuy wax soufisme suufiyankee tax ñuy wax te suufiyankee du kenn ku dul nitu tariqa du kenn ku dul koo xamante ni bii ne gannaaw ba mu gëmee yàllaa ko yonentam lépp luñ ko wax ci l'islam bi mu ne ca mi ngi seet nan lay def ak xolam ak ruuxam ba mel ni yàlla bëggee loolu tekkiwul ni. ñu nekk en phase quoi. voilà tekkiwul ni ba tey aussi julli mënul loolu koor mënul loolu déedéet nit ñaa ngi julli mais est-ce que ni ñuy jullee noonu la ñi ngi woor est-ce que ni ñuy wooree noonu la ñi ngi génne azaka est-ce que noonu la ñi ngi dem Màkka est-ce que noonu la sufiyanke yi boo demee ci ñoom dañ lay wax lenn lu ci nekk nees koy defee ba keroog nga cay dajeek ngërëmal yàlla. loolu mooy wax bi xam nga Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu am na benn téere bu mu dajale tudde ko Masalikul Jinaan soo demee ci biir am na benn wax bu mu wax mu am solo torop mooy bi muy wax ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahiida sawaun intama ila al jaylaani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwaahuma min al aqtaabi id kulluhumu qataan ala sawaabi c'est-à-dire loolu dafa wane Sénégal sunu histoire ci wàllu soufisme lu yàgg la parce que ki ni kullu wirdin bépp wirdu bu waay mën a jàpp na yëg ni yuridul murida wirdu woowu kat day tabbal
ka nga xam ni moo jàpp wirdu wi ñu di ko tuddee almuridu waaw man huwa almuridu huwa alladi laa yuridu siwa allah bu ñuy wax diw murid la li muy tekki mooy ku bëggut lu mooy yàlla loolu mooy baatu murid almuridu huwa alladi laa yuridu siwa allah yuriduuna wajhahu sëriñ bi jàng na léegi laa yi ci alquran ja ñi nga xam ne bëgguñu nammuñu ku maanaam yàlla moo leen ñor rek jëm yàlla ji rek kooku mooy almurid mu ni nag murid boobu wirdu wi muy jàpp wirdu woowu dafa am fu mu ko jëme dafa am destination te destination bi mooy xadra suñu borom bi xadra suñu borom bi nag du ñu toog fii di ko expliquer waaw li xadratillaahi walan yaxiida du jàdd déedéet mukk bu fekkee jàpp nga ko mu wér insha allahu dana teere ak yow ci xadra suñu borom bi kooku amul benn werante moo xam gis nga nag mu indi benn wax bu am solo mu ni sawaun intama ila al jilaani moo xam wirdu woowu ñu askane ko Cheikh Abdul Qadir al Jilaani aw intama li Ahmad al Tijani wala ñu askane la ko Cheikh Sidi Ahmad Tijani radiallahu anhu aw li siwahuma min al aqtaabi wala sax kudul ñëw ñaar ñii te bokk ci xutbu yi sëriñ bi waxam dafa leer de dëgg la waaw il faut nga nekk un pôle koo xamante ni bii ni mel nga lu tax nga war a yar bakkani nit ñi am nga ndigalal yar parce que yàlla moo wax yonent yàlla Muhammad alayhi salaam yaa ayyuha nabi inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa daa'iyan ila allahi bi idnihi mooy ndigal li wa daa'iyan ila allahi bi idnihi te isne bi dafa am ay shurut yoo xam mooy tax mënul ñàkk am na lool nit mënu ko def lu mooy ci ndigalal yàlla macha allah bakkani nit ñi ki koy defar mooy ki nga xam ni am na nuurul basirati qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira nit boo ko bëggee defar doo tënku ci téere ak diw nee na loolu defarul nit ndax nit ñi kenn ku nekk ak la koy defar parce que cas par cas amul benn werante loolu moo tax sunu boroom tabaraka wa taala ni ad'u ila allahi ala basira gis-gisu xol mooy defar nit te gis-gisu xol dafa am lu koy yee ay caaxaan yeewu ko dégg nga ko léegi nag loolu moo tax Cheikh Ahmad Bamba ni awli siwahuma min al aqtaabi lu tax id kulluhum qataan ala sawaabi képp koo xam ni wér na ne xutbu suñu borom tabaraka wa taala nga amul werante yow lépp loo jàpp mbaa nga tegu ca loolu ak njuble gis nga nag wax bi suñu ko xoolee ñu tas ko tuuti dinañu xam ni kon fii di Sénégal wax dëgg yàlla boo xoolee ñun fi ñu aju par exemple Tiwaawan nga jël fa tariqa bi nga xam ni fa lañ moom lañ jàpp nga déparé foofu tariqa tijaan fan lañ ko jële ci kan lañ ko jële ba mu àgg ci yàlla subhanahu wa taala yàlla laa wax ci boppam waaw ndax lépp lu mu doon nañu xam ni nag ci yàlla subhanahu wa taala lay bàyyi ko de ok wal awwal wal aaxir amul yorante Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ci ndijaayam maam Alfa la jële maam Alfa jële ci Cheikh El Hadj Umarul Fouti Cheikh El Hadj Umarul Fouti jële ci Simnul Ghali Chérif radiyallahu anhu waaw Simnul Ghali jële ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu macha allah loolu taarix la boo xamante ni bii ni silsila la boo xamante ni bii ni ila yawm al qiyamati du fi jóg beneen tariqa boo dem ñooñu noonu la ñuy toppee seen silsila léegi silsila yooyu pour lan la ak lan moo taxoon sufiyanke yi fonkoon silsila parce que Cheikh El Hadj Umarul Fouti radiyallahu anhu daf daan wax ni laa xayra fii man lam yulad marratayn wenn yiw amul ci ku ñu ngéntewul ñaari yoon nit ginnaaw bi la sa yaay ak sa papa ngéntee ba noppi dangaa war a utal la aw tur dangaa war a fexe ba góor-góorlu ut sëriñ bu mat sëriñ mu ngéntewaat la nga am weneen tur bu ñu lay woowee ca kaw xanaa pour dëggal la mooy Abi Hurayra bi ñëwee tudd Abdu Shams ñëwoon yow sax nekk bal Abdurahman ibn Sa Dawsi loolu pour dëggal wax boobu waaw moom yéen di beeg ngénte waat waaw ak xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na ni ab jaam wala boog as cam du deñ di góorgóorlu di dëggu di góorgóorlu di dëggu di roy dëggu ba ñu bindal ko fa yàlla ku dëggu ko beneen tur la gis nga ko ab jaam as cam du deñ di kàccoor ak saay-saay ngeen baal ma ba ñu bindal ko ca yàlla ku kàccoor doon toon ne Abdallah la tudd wala Abdurahman la tudd changé na jikko léegi gis nga looloo waral maam Cheikh Omar ni laa xayra fii man lam yulad marratayn wenn yiw amul ci ku ñu ngéntewul ñaari yoon suufiyanke yi nag
loolu dëgg moo doon seen liggéey. xam nga sëriñ bi da nga wax sànq lu am solo gis nga Abul Hamidul Ghazali radiyallahu anhu dafa doon koo xamante ni bii ni benn point focal la dafa mat di taxaw xam nga lu tax jaar-jaaram dafa am solo xam nga moom dañ ko daan woowee Salma Chita laajal du la neex ndax xam-xam ba dafa bëri woon trop mais damay nettali benn anecdote bu ndaw rek pour wax xam-xamu góor yàlla yi ni mu mën a def nit dafa am bés ndeysaan mu jógee këram dem ci jàkk ji war a jiite ci jumaa dajeek benn jigéen ndaw si mu wax ni ko Salma Chita man dama la bëggoon laaj benn laaj man de dama gis baax yàlla dogal ma set laataa ñuy noddu zawal léegi nan laay def ak julli suba gi xoolal masala moom nga xam ne même boo jàngul war nga ko mën tontu nan laay def ak julli suba gi dégg nga dama set laataa zawal léegi nan laay def ak julli suba gi mu jaxasoo ci saa si ndax fokk nit ñi xam ne jàmbaaray daanu jàmbaar mooy daanu loolu il faut ñu bàyyi ci xel am na solo Cheikh Abdoul Qadir Baye may ma daaneel tuuti rek Abou Hamidul Ghazali parce que dafa am solo mu dem ci jumaa ji ñu xutba ba noppi mu kàbbar allahu akbar tàmbali fatiha bi laata muy daanu rakam bu mbokkal ndey ak bàyyi dagg julleem génn dem këram ñibbi dagg jumaa ji ñibbi moom mu jaaxle bi mu sëlmalee xool gisul rakk ji mu laajte ñu ne ko moom de bi fatiha bi jigéen laata muy daanu dafa dagg julli gi daal di génn dem mu daal di jubali ci yaayam moom Cheikh Abdul déggal Limaamul Ghazali bi mu dikkee mu ne ko man de dama jaaxle sama rakk bi xawma lu xew sama diggante ak moom xanaa dëgg-dëgg nag bu fekkoon sax am na lu ma ko def mu bàyyi bañ julli ba noppi waaye ma kabbar allahu akbar fatiha bi daanoogul mu dagg julli gi dem mu ne moom de jaar na fi yaay ji ni ko moom de jaar na fi te wax na ni moom daal nit kuy julli di xalaat ay sobe ay deret du ko jiitee yaa ngi dégg rakkam mu dem ci yaayam ni ko li tax ma dagg julli gi moo di nit ku may jiite di xalaat ay sobe ak ay deret du ma jiitee bi mu ko waxee loolu moom ci boppam mu am honnêteté ak li nga xamante ni bii ni mooy le sens de la résignation nit da ngay nangu parce que dafa am solo mu nangu mais am problème am mooy rakk ji nu mu def ba xam loolu mu daal di fekk rakk ji fi mu toog mu ni ko man sama problème du li nga wax ndax dëgg la nangu naa ko je l'accepte mais xam nga lan mooy sama problème nan nga def ba xam ko mu daal di ni ko damaa am sëriñ il faut que les choses soient claires damaa am sëriñ yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasilata mënta ñàkk di al wasila lii fag lam googu dafa am benn sens bu mu am yàlla kenn dàq ko wax ne ko nakira waaye yow al wasila faw nit lay doon ak i noppam rakk ji ni ko man damaa am sëriñ mu ni ko damaa bëgg nga yóbbu ma ci sëriñ mu dimbale ma sëriñ bi nekk te mi ngi ci marché bi di xar ay matt di dajale di jaay bi ñu ñëwee fekk sëriñ bi Abou Hamidul Ghazali naka la di tël rek sëriñu rakk ji daal di jóg daal di koy tatagal daal di koy jox ñaari loxo ndeysaan daal di ni ko waaw Salma Chita na nga def mu ne ko man loolu andi wu ma fi dee daal di futti mante bi sànni daal di dindi tañlaay bi sànni dindi kaala gi sànni ni ko dama bëgg nga dimbali ma ci yàlla na nga dimbalee suma rakk bi la mu daal di ni ko te nga dem yow bayre bi bari na xam-xam bi bari na dégg nga mi ngi saawaan baawaan lu ne ñu ngi la koy laaj yaa ngi tontu di ñun suñuy nangam lànk bañ Abou Hamidul Ghazali ni ko dëgg dama bëgg nga dimbali ma ci yàlla mu ni ko mu ni ko waaw mu ni ko acca kon nu commencé xam nga lu mu ko jox bale ni ko demal ci duusi marché bi nga di ko bale Abou Hamidul Ghazali de laa wax boroom Ihya Ulumi Diin ponkal moom mu jël bale gi di dem ci duusi marché yi di ko bale laa wax nit foog ñu tërbiye ko par loolu munta ñàkk xoolal ñu di bale ba bale gi jeex tàkk mu xëy suba taxaw sëriñ bi romb ko Ghazali doo dem bale mu daal di ni ko non bale gi dafa jëm ko si sikkim bu gudd bii damal nga bombe ko sobe si mu dem di jël sikkim bi di ko bombe sobe si Abou Hamidul Ghazali di bomb xoolal di sotti ba sikkim bi dar jeex tàkk mu xëy sëriñ bi daal di ni ko léegi nag mu ne ko sikkim bi amatul dara mu ne ko wàkkaay benn ngoon ndeysaan ñu toog nii ci marché bi mu ne ko téenal ci kaw Abou Hamidul Ghazali teen ci kaw bunti asamaan yi ñatta tat tijji muy seen ba malaul aala ak bëti boppam yii sëriñ bi ni ko sëggal ci suuf mu sëgg ci suuf si di ubbiku muy xool ba gis taxta sara mu ni ko ak sa xam-xam bu bari bi taxoon ñu la daan woowee Salma Chita ndax taxoon na nga am lii ndax taxoon na nga mën lii mu ni ko déedéet loolu moo waral mu taalif téereem boobu mu tuddee lettre aux disciples ayyuhal walad ca la waxe woon ni le savoir
n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun. xam-xam balaa di am xam-xam mën a amal nit njariñ mbete mu jógee ci góor yàlla yi. macha allah jërëjëf Ahmad. léegi nag c'est-à-dire boo ma mayoon ma def benn rapprochement. parce que yéen a ma laaj bien sûr. waaw yéen a ma laaj ci Sénégal taarix. waaw bien sûr waaw vas-y. xam nga damay jël rek exemple bi ma gën jege. Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu nekk na fii Ndar. imam bi nga xam ni moo ko daan jiite. dafa am bot yoo xam ne moom la daan sol. saa yu mosaan a jiite góor gi bu demee këram dafay baamu julleem. ba benn waay seetlu ko ñëw wax ko imam bi di ko fekk Cheikh El Hadj Malick néegam daal di ni ko man dama jaaxle dafa am ku rocceeku ñëw ni ma yow saa yu la jiitee ba noppi saa yu ma jiitee ba noppi soo demee sa kër da ngay baamu sa julli waaw lu waral loolu mu daal di ni ko dara waralu ko waaye dama bëggoon sañ yi ngay sol nga laajte cosaanu der bi dégg nga sama wax. sañ yi ngay sol dama bëgg nga laajte cosaanu der bi mu ni ko waa baax na. moom it mu daal di modeste dem ci ude bi nga xam ni moo ko defaral dàll yi daal di koy laaj ni ko wax dama bëggoon rek nga wax ma dëgg te yàlla tax der bii nga ma defaree sañ yii fan nga ko jëlee mu ni ko comme dugal nga ci yàlla de mënuma laa wax lu dul li am bés dama doon doxantu ci àll bi ma seen benn bëyu médd waaye der ba rafet lool ma daal di koy fees daal di koy wulli daal di ci defar dàll yi jox la góor gi ci boppam daal di dellu si waat ci Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu daal di wax dëgg c'est-à-dire dama bëgg a wax ni fokk ñu xam ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun. En fait ñooñu nag tey nga xamante ni bii ni kenn ku ci nekk àggoon nga ci maqaamab mën a sos tariqa kenn ku ci nekk àggoon nga ci maqaamab mën a sos tariqa waaye rek am kenn koo xamante ni bii ni nag ñoom ñëpp jël nañ seen njëbbal jox ko. je pèse bien mes mots nit dañuy jébbalu ci moom de. macha allah am na solo sëñ Ahmad am na solo Baye Cheikh. sëñ docteur. léegi nag nga dugg ci Covid bi nag je pense que nag mën nañ ci wax tuuti nag. waaw avant Covid bi déjà fi mu dugg dafa am solo lool. ci suñu ngëm-ngëmu diine ñun Sénégal. mooy dimension mystique. nga xamee ni ay nit lañ ñoo xamee ni comme ni ma ko waxee sànq yàlla da leen a dajale. ëndeendoo leen ci benn siècle ci benn jamono ba pare def leen ñu doon ay mbokk. ñoom ñëpp soo ko seetloo. loolu dafa am solo lool dafay ginnaaw diine ji dafay dëgëral mbokkoo gi dëgëral ngëm-ngëm gi te sénégalais boo gis cosaanam moom it ci jokk ci lislaam ci ci wéyjuram ci ay maamam loolu it foofu la soqee ko kon mu doon dimension bu am solo muy à la fois dimension mystique mais aussi dimension socio-religieuse bi li may tuddee socio-religieux mooy le fait que ñu jokk aussi ci ay njaboot ay famille ñu ne famille Medina Baye famille Maam Alaaji Malick famille loolu daf ci am solo tamit ndax famille yooyu comme ñun suñu société dafa organisé wu ci ay famille famille yi bu fekkee téyewuñu institution silsila bi téyewuñ ko di ko doxal wutal ko ay l'école yu koy jàngale wutal ko ay daara yu koy jàngale maanaam loolu da ngay gis ne kon fa mu war a yegg du fa yegg moo tax dimension boobu dafa am solo loolu ba tax sénégalais boo gis am na ci kër gu mu jokk léegi nag loolu xam naa dinaa leen ci delloo kàddu gi mooy kër yooyu ñu jokk ndax lii nga xam ne nii moom mooy defar xol boobu ñu wax ndax liggéey bañ ca war a def pour taalibe yi ku ci nekk loola yegg ci yow ba nga doon beneen nit ba doon koo xamee ni buñ la gisee ci mbedd bi ngay jikko yooyu ñu koy gis ci yow ba tax lu mel ni jafe-jafe bii ñu nekk tey muy Covid su taxawee ni nga xamee ni nii noonu la ci nit ki war a taxawee njàngale moomu ak tarbiye boobu ak tarqiye boobu ci am jeexital ci xolam ba tax mu mën a jàmmaarloo ko loolu dama bëggoon ñu ñëw ci ndax pour man li caractériser société sénégalaise tey dafa nekk ay paradoxe maanaam dañu nekk société boo xamee ni ci ay confréries lañ jokk nga gis ni nga xamee ni noonu la taaru njàngale tasawuf toll waaye ndax loolu am na jeexit ci baaxaayu suñu société est-ce que loolu du paradoxe ñaari question yooyu laa bëggoon joxaat leen ci kàddu comme ça ñu mën koo xóotal. Ba Cheikh dégg nga laaj bi. maanaam ñun définir sànq. tasawuf mu nekk lu extraordinaire.
maanaam fexe ba nit ki sell baax mu sax ci Sénégal yàgg na fekk sunu mag ñëpp mu ne waaye boo xoolee fii xaqiiqa maanaam dans la réalité les pratiques li ëpp ci Sénégalais yi gis nga Sénégalais chaque fois nga gis jam rek génn wax suñu téléfilm yi am mooy yàlla gi fii te yéen a ngi dégg benn ku amoon borom kër amoon soxna génn àdduna ci benn auberge ku rendi doomam maanaam boo xoolee les faits agression yi lu tax amul asaar yar yi nga xamante ni moom la mag ñu baax ñu meloon mokk ci seen borom am njaboot gu leen wër te njaboot googu ñooy dem ci màggali gàmmu yi mais pourquoi asaar bi le résultat final Sénégalais lambda bi li ëpp maanaam jeexital bi gisuñu ko maanaam dañuy wax ni Sénégal dañ indiscipliné ak ñi mag sañoo wax exemple laay jox ba mu leer léegi fan la problème bi amee maanaam fan moo am rëq-rëq ba Sénégalais lambda bi jotul jël information bu baax bi. waaw xam naa ne lépp benn chaîne la boo xamante ne buñ ko linkee rek résultat bi mën na feeñ. sëriñ bi dafa wax lu am solo ci benn ponk ci kenook tasawuf yi te benn nit jëmmal ko muy Seydi Abu Hamid al Ghazali. gis nga bi mu paree ci li ko kilifaam boobu defoon ba pare ca la waxee benn bayit bu am solo. qad kuntu abdan wal hawa maliki fa sirtu xuran wal hawa xaadimi wa udtu bil wahdati mustanisan min charri awlaadi bani aadami. nekkoon naa jaam sama bànneexu bakkan nekk sama borom di ma diri fu ko neex ginnaaw bi ma demee ba gore man maa moom sama bakkan maa koy contrôler nu mu ma neexee. suñu sëriñ si dafa am nu lislaam dugg see Sénégal téere yi fi njëkk a dugg si ci fiqh Malik par exemple bokk na ci lu mel ni Ibnu Ashir ñi ko ñuy jàng Ibnu Ashir ci commencement bi da ngay gis mu wax la nan la ko tëralee fi aqdil ashari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaydi saliki ci aqida Abul Hasan al Ashari muy ashaira ak fiq imam Malik ak yoonu imaamu Junayd ñett yooyu noonu ci lañ tënk Sénégal moom moo ko mooñ léegi kilifa yooyu ñëwoon kenn ku nekk góorgóorlu ba am ci ñoo xamante ne yegg nañ ci maqaama xutbaaniyatu waaye teewul ñi am sëriñ bu ñu tënku am ci ñoo xamante ne góorgóorlu nañ ba dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jagleel leen li ñu leen jagleel sëriñ Tuubaa wax ko ne ci bayti bi sëriñ bi indi ñoom ñëpp koo ci topp mu jëmee la ci yoon bu baax bi waaye nag loolu noonu ñu indi woon mu nekk yoonu doxali ruuxu terewul dañoo xam ne doomi aadama bi àllaaxiraam balaa baax àddunaam dafay baax ba pare moo tax nga gis ñi tëralaloon seen taalibe yi ay yoon yoo xamante ne danañ ci mën a amee seen dund àdduna ci ngore waaye tamit danañ ci mën a amee seen texeeg àllaaxira yoonu murit nga gis ñi booleel la xidma ak addiya ci ponk yi nga xamante ne sopp nañ ko ci taalibe bi mu di ko def kon il faut nga ñafe bañ a laaj bañ a sàcc am lu la lew pour mën a garder sa honneur ak sa dignité il faut nga góorgóorlu jaamu yàlla parce que loolu moom moo la indi ci kaw suuf i'mal li dunyaaka ka annaka ta'iishu fii abadan wa amal li aaxiratika ka annaka tamuutu gadan liggéeyal sa àdduna ba mel ni da nga fiy béel liggéeyal sa àllaaxira ba mel ni baal maa ngi lay dagg mais dama bëgg comme les grandes conférences la nekk heure bi mooy sama heure bi moom foog ma mën a xaw leen perturber un peu li ngay wax ne mooy nusu si xam nañ ko mu leer naa ñu waate mais dans les faits dans les faits waaw non du ma am temps boobu yëpp nag wax dëgg yàlla malheureusement dans les faits Sénégal lambda bi corruption moom la ñooy këpp kees yi gis nga li xew Mali gis nga imam Dicko ñu proposé 50 millions il a fermé les yeux est-ce que ñun fii bu ñu proposé woon 50 millions dina koy man dans les faits lan moo tax xam nga li ko waral waaw teggi jàngale boobu noonu sëriñ si tege woon te pourtant ba léegi sëriñ soosu ñi ngi joxe exemple da ngay gis par exemple ku mel ni sëñ Muntaxa dafa takk masque rek ñëpp commencé takk masque ñi nga xamante ne daan nañ ko takk sax commencé di ko takk waaw léegi am na ñoo xamante ne dañoo teggi jàngale boobu parce que jàpp nañ ne topp sëriñ mbirum caaxaan la topp sëriñ du nàngam am na ñoo xamante ne dañuy mbubboo sëriñ soosu mais gëmatuñ leen am na ñoo xamante ne dañuy topp sëriñ soosu ci tur mais jànguñu lan la sëriñ si jàngale mais bu nu wootee màggal lay laaj imaam bu nu wootee màggal Touba day fees del ñu pay dem bu ne wootee gàmmu même chose gis nga keroog li xewoon di leen jàll Papa Cheikh bi muy génn àdduna jóge fépp ci àdduna ba ay milliardaires jël avion déplace ay nit donc penc maa ngi fi mais dans les faits imam jamono bi nga xamee ne man ak yow ak Massamba ak Mademba ñu ngi topp sëriñ bi buñ gisee sëriñ bi def nangam ñu topp ko Baye Niass radiyallahu anhu dafa nekk ci benn aéroport ñi doon inauguré benn vol ak ministre des transports aériens bu Égypte ñu nekkoon ci mbooloo ma plus de 100 000 personnes plus de 2 heures de temps kenn tuxut ci ku xam naar yi xam nañ ni ñu bëggee cigarette ministre bi laaj ko ne ko man de lii jaaxal na ma ndax mbooloo mu mel ni dajaloo fu mel nii ci diir bu mel nii te kenn tuxul xanaa yaa leen aaya mu ne ko déedéet dañoo gis ne du ma tux moo tax duñ tux kon pour ma wax la bu ñu toppoon yoon yi sëriñ si indi woon ak seen jàngale bañ leen na mbubboo kese ci tur bi bu màggal Tuubaa jotee ma dem pour engouement bu gàmmu jotee ma dem pour engouement waaye topp sëriñ bi ci lim jàngale ak tamit yoon yi nga xamante ne moom la tëral Sëñ Muntaxa joxe na exemple
initié na université boo xamante ne dafay jàngale loolu tey jii mën ngaa gis murid boo xamante ne am na 60 ans mais mënu laa wax lan mooy yoonu murid lan mooy wirdul maaxuus xamu ko. mën nga gis tijaan boo xamante ne chaque jour moo fi gën a fanatique man tijaan laa Sidi Hadji Malick lay waatee wala Baye Niass mënu laa wax lan mooy tariqa tijaan lan mooy fondement wu tariqa tijaan yi xamul ko. léegi doon noo koy corriger loolu. fekkee dañ ñu ëpp noonu la nu mel. noo koy corriger mooy kilifa yu góorgóorlu ci jàngale ak organisation yu mel ni cadre unitaire de l'islam seen liggéey bi ñuy def ñu fexe ba mu yaatu law jotaay yu mel nii ñu fexe ba mu yaatu law parce que la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrun laka mina dunya wa ma fiha yàlla jubal ci sa loxo kenn moo gën àdduna ak la ci biiram ñii ñu ngi ci def lu am solo kenn ku nekk mënoon naa toog sa kër mais dañoo gis ne le besoin est présent nañ xool loolu nga xam ne am na tey ñi jàngale waat sëriñ si école yi au lieu ñuy jàngal ay De Gaulle di ñu jàngal ay Lamartine di ñu jàngal ay Karl Marx nañ ñu jàngal Serigne Touba nañ ñu jàngal Mame Alhaji Abdoulaye nañ ñu jàngal Sidi Hadji Malick nañ ñu jàngal Sidi Mouhamadou Ghali par exemple. kon yow da ngay système scolaire bi. système dafa sooxe. il faut ñu xoolaat ko au lieu ngay jàngal nit ki ngay gis ne tey jii boo ñun jàng nañ école élémentaire française yi bac français lañ am ñun ñëpp dañ lay jàngal alif ba ta sa mën ngaa dem ba niveau université halata alal insaani ngay yem mais duñ la jàngal sa mag ñii lan lañ liggéey ci diina ji benn masaalikul jinaan par exemple wala benn ruhul adab bu Baye Niass wala faakihatu tullaab bu Sidi Hadji Malick dañ ko dugal ci système éducatif bi nga xool ba xam nit ñi duñ soppeeku. mais tu es dans un pays laïque mon frère. pays laïque mais pays boo xamante ne président bu bëggee falu il faut mu dem toog ci suuf xalif général des mourides il faut mu dem toog ci suuf xalif général des tidianes mais mooy paradoxe bi. il faut ñu góorgóorlu nag pour que suñu dëkk bi ñu mooñ ko ak suñu gëm-gëm waxuñ ne nañ fi teg charia dagg tànk wala dagg loxo wala nangam mais nañ ko mooñ ak suñuy gëm-gëm ak suñuy culture parce que ñi indi laïcité ñoom seen dëkk dañ koo mooñ ak seeni culture amul benn réew bu mën a développer tant que sa constitution ak say loi yu doxal sa dëkk linkale woo ko ak sa culture ak sa sociologie mais da ngay gis fi mu toll nii constitution sénégalaise 99% n'a rien à voir avec la culture sénégalaise sénégalais lam daal xamul dara ci constitution bi président bi bu génnee tubaab lay wax ak nit ñi 70% des sénégalais xamuñ lu muy wax day génn wax tem yoonam du moment que xalif général des mourides tey jii bu toogee ne bëgg naa gis 30 000 personnes ci sama kanam balaa 16 heures ñoom ñëpp ñëw teg ci kanamam président de la république pour mu am dara ci kilifa yi diine il faut mu dem ñaan ndigal kilifa yi def leen nangam imam Hassan Cissé par exemple entre parenthèses Nations Unies bi polio xewee dañoo wax ba sonn pour waa Nigéria ñàkku ñi bañ imam Hassan Cissé lañ ñëw jël en tant que guide religieux ne ko dimbale ñu nga dem wax ak waa Nigéria benn conférence d'1 heure de temps la fa def Nigéria ñàkku kon kilifa diine il faut ñu jaaraat ci ñoom ndax ñoom ñoo yore taalibe yi te ñoom ñoo leen mën a digal ci def. léegi kan question bi moom laay ñëwaat si Ahmad. léegi kilifa diine yi ñoo ñëw vers wala nit ñee ñëw parce que boo nee est-ce que ñoom ñooy dañuy toog. ñun en tant que ay taalibe. dem si ñoom ñu ommat ni wala ñoom ñooy war ñëw si ñun. kilifa diine yi am nañ seen rôle ñu ngi koy def université 32 milliards ku ko teg pour jàngal nit ñi moo tax waaye tamit il faut nit ñi nga am lu leen nosé pour xëcc leen parce que tamit lu baax daf fee nekk waaye lu bon tamit nekk fi di xëcc. ndax boo toogee teg benn conférence 22 heures nga koy teg xëy na ci télé bi waaye 21 heures ba 15 heures ay film lañ lay tegal yoo xam ne c'est des films orientalistes wala ay film yoo xamante ne c'est inspiré de la culture orientaliste wala occident moom la ñuy tegal xale bi mu koy seetaan dañuy bàyyi ba guddi gi jeex ñu doog a teg benn waaraate bu 15 minutes ci télé bi kon il faut mu am ñaari mbir yu ñëw kii day jugee fii kii jugee fii ku nekk def bu ko defee ñu daje waaye du ne kenn day. sëñ Ahmad saak laa xarañ tontu yi. sëñ Ahmad ni ñu définiree tasawuf mu nekk yoon woo xamante ni day baaxal Sénégal ñu am ci lim boo xamante ni amaan na pays bari amuñu ko kenn ku nekk seen téere yi boo ko jàngee di nga xam ni li xam-xam la mais fi xaqiqa dans la réalité mooy même question bi le Sénégal lam daa dafa am nu mu bindoo ba chaque jour ñi di wax tey internet di bu amee benn boo xamante ni buzz la mooy loo xamante sexe la wala loo xam ne njombe la alors kilifa yi gis nañ ni boo delloo ci yaay wax xoqal bu kaa sànq nga xamante ni mag ñi leen benn voilà bu dem chaque ila kurbati nga xamante ni seen tawxiid mënta ñàkk man yàlla laay kii mais dans les faits imam dina gis mooy le Sénégal lambda bi nga xamante moo nekk taalibe bi moo nekk militant bi mais itam moom moo nekk ki nga xamante ni mooy njàddare bi donc bu màggal Tuubaa ñëwee mooy nekk taalibe bi jaral ko lu nekk mën na si xeex màggal ñëw gàmmu ñëw même chose mais ba si kanamee aussi moom mooy buuxante ci baal bi c'est-à-dire le fait que Sénégal bi mën a dupliqué wu nekk taalibe nekk militant nekk keneen léegi lan mooy muskila bi. En tout cas c'est une question très sensible boo xamante ni bii nii dafay laaj ñu diagnostiquer ko ci angle yu wuute mais man de prime abord li ma lay njëkk a tontu mooy Malcolm X
dafa waxoon ni il faut être vraiment fou pour confier l'éducation de ses enfants à son ennemi. maanaam fi mu nekk actuellement li Cheikh Baye wax ni bu ñu ko jëlee de mettre en corrélation ak li nga xamante ni bii ni moom la Malcolm X wax danañu xam ni effectivement lii am ci réew mi rekk mën a am xale boo xamante ni bii ni ba 21 ans tubaab lañ koy jàngal te li ñu koy jàngal ça n'a rien à voir avec sa culture. kon loolu muskila la. non problème bi foofu la déparé. maanaam cëslaay li moo baaxul. cëslaay bi loolu c'est un problème un vrai problème. réew moo xamante ni bii nii métiers yi dañ koo jël seppi ko sànni ca àll ba on ne fait jamais la promotion des métiers parce que nit pour mu nekk nit am dignité dëgg day am métier. mais léegi xale yi am nañu métier ñu ngi internet di róobe foofu. sëñ daara loolu du métier. ah déet influenceurs yi xamoo youtubeur. loolu nag moo yàq addina bi parce que nag. loolu danaan leen boo amee 1000 jeunes am nga ñaata dollar. subhanallah loolu nag mooy problème bi. parce que xam nga li Iba Der Thiam doon wax aujourd'hui si les Sénégalais veulent c'est benn conférence bu mu defoon université Gaston Berger dafa waxoon professeur Iba Der Thiam dafa waxoon ni aujourd'hui si les Sénégalais veulent se développer doivent retourner à deux de nos valeurs cardinales que sont le jom et le ngor. mu jël jom définir ko ci angle yu bari ce n'est pas seulement la fierté ce n'est pas seulement le refus du déshonneur ce n'est pas seulement le courage dans l'adversité c'est plus que tout cela dem ci ngor c'est une tension morale une forme de sublimation de la dignité c'est le refus de tout ce qui est petit vil mesquin indigne ou dégradant yooyu mi ngi fii nekk ay textes yu sacré nekk yu leer yoo xamante ni bii ni su fekkoonte ni bii ni tey jëloon nañ ko nampatal ci xale yi toqi leen ci ba loolu nekk ci ñoom mu nekk lu grave ci seen xol su boobaa ku ñu dem ci yow ni ko gëm nañ ko. mais imam xam nga man problème la am maa ngi ñëw man problème la am imam da nga am bac arabe am bac français. donc yow li français li keneen ko jàng moom nga jàng. donc yow tu es dans le système même chose bac parce que yéen dama jël comme exemple. maanaam boo nee jàngu français bi mooy gàllankoor bi te yéen ngeen jàng ba am ci bac. mën ko wax comme keneen que daanaka gën koy jublee. di wax seen arabe bu leer nañ moo ko seen alxuraan. vous avez montré que maîtriser ngeen seen sujet. utiliser l'autre langue pour montrer que voilà. mais pourquoi seen prototype bi ngeen am yéen fi ngeen jaar noonu. loolu généraliser ko. non c'est-à-dire je m'explique je pense que am na benn y a une partie de je ne dirais pas vérité mais de lumière ci li nga wax. c'est-à-dire. ñun bu ñuy jàng tubaab c'est-à-dire ñun fii ministère bi ñu am. ministère de l'éducation la tuddul ministère de la scolarisation. maanaam. éducation c'est se convertir de l'animalité à l'humanité mooy yar nit. jóge ci bàyyam nag nit. subhanallah loolu mooy affaire bi mais éducation du jàngal nit ki tap tootoo mu jam mën ko lire boole ay baat bi li lay signifier déedéet loolu du éducation te nit da nga koy éduquer selon réalité yi dëkkam. selon phénomène yi am ci dëkkam selon culture am selon li société am nangu fii Sénégal réewum tariqa la loolu la yàlla dogal. dëgg la kon nag ñi nga xamante ni bii ni tey ñoom ñoo ŋànk tariqa yi il va falloir aussi ñoom itam nag ñu gën a yeewu gën a vigilant parce que li leen di rëcc fi mu ne bari na parce que man voilà. parce que question bi nga posé nii loolu dafa nekk c'est-à-dire rapport de causalité. dëgg la mooy ni. sëriñ bi am na ci une part de responsabilité waaye nit kii ñëw ci moom yaakaar ko itam am na ci une part de responsabilité looloo tax sànq mani la c'est une question très sensible. parce que Sénégal aussi dafa nekk du Sénégal en vérité du réewu xam-xam mais réew mu am ay boroomi xam-xam la. mais du réewu xam-xam ah. maa ngi farq. farq bi mooy fii boo fi waxee dëgg dañ lay dóor parce que du réewu xam-xam. xàmmeewuñu la vérité choque. c'est ça xàmmeewuñu Sénégal xàmmeewuñu ñu baal ma. fi mu nekk tey boo nee sëriñ si am nañ une part de responsabilité ci perversion bi nga xam ni jeunesse bi daw nañu wutali ko muy yàqu jikko yi ak mbon gi ni mu tasaaroowee te koo ci gis mu nga solu ba ni jugg sol 3 pièces bu rafet teg teñ laayam takk ay lunetam di qaala Allahu qaala rasul te moo gën a bon. subhanallah. mais moo am parce que c'est les faits. léegi nag gis nga loolu moom sëriñ bi am na ci une part de responsabilité. waaye taalibe bi aussi am na ci une part de responsabilité sëriñ bi ban part de responsabilité la ci am mais nit bu fekkente ni bii ni da ngaa toog ngir yar ay nit dafa war a nekk yow d'abord nga nekk yarkat. mooy seen définition bi ngeen départ on sànq. fokk nga nekk yarkat d'abord mais tey junniy nit boo leen jëlee ñu nekk ay yarkat wallahi boo leen tegoon ci balance boo xam ni ci la ñuy peesee ab yarkat soo xeful ñett mbaa ñeent ñoo ciy génn. allahu akbar. moo tax ma ni la c'est une question très sensible. loolu mën na ci jouer quoi. non parce que c'est-à-dire xam nga affaire bi
il faut que les choses soient claires aussi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéen a ko wax léegi sayiduna Mus'ab ibn Umayr bu mënee wan gannaaw alalu àddina yépp am na ku mu teg bët am na lu mu ko wan lu ko tax a jóg am na nu kooku mel ba tax gisatul loolu skay benn saxaabi yi keroog bi yonent Yàlla Muhammad gàddayee jëm Madinatul Munawwara dañ ko dabu ni ko yow fan nga jëm nga bàyyi sa alal ji bàyyi sa soxna bàyyi sa njaboot ngir topp kii nga xam ni yatimu Abi Talib bi lu ne ñu wax ko xam nga lu mu leen wax la nadratun wahidatun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha benn xool bu may xool yonent Yàlla Muhammad moo ma gënal àddina ak li ci biiram confort boobu ndax mi ngi am ba tey c'est-à-dire il faut que mbir mi dañ koy ñemeñ wala ñu ragal ko. non man li nga wax am na solo macha allah. c'est ça aussi j'aime bien ton courage ya Ahmad. loolu mooy wax bi. macha allah j'aime bien ton courage. am na solo xanaa kay di wax rek ne instrument yi nga xamee ni moom la suñu mag ñi amoon wutoon daara bokk na ci ma bëggoon sauf ci li nga doon wax sànq ci réponse bi daara boobu ban forme la war a jël tey ba mën a produire ñu mel nii ñoo xamee ni dañuy am xam-xam ci langue équilibré en fait. waaw xam nga sax langue taxut nit am xam-xam bien sûr mais jàng xam-xam yaru ci xam-xam ba pare utiliser ñaari langue loolu dafa bari nag ci suñu réew mi moo tax ñu mel nii di ñëw ci plateau yi di wax dafa am solo parce que li nga xam ne nii moom mooy seen profil mi ngi fi ne gaaj bari na fi mais malheureusement du ñuy génn di wax. macha allah waaw man bëggoon ñu formaliser waat téye waat suqali waat suñu daara yi ba adapté leen ci njàngum français bi. amul problème waaye na nekk loo xam ni day jur ay profil yu mel nii ay nit ñoo xam ne dañu am xam-xam ba pare baax ba pare mën a yar su ko defee. xaj na li paradoxe boobu ñu doon wax sànq paradoxe boobu xaj na loolu moo koy dindi waaye it mënuñu koo def ñoom kese maanaam système bi tamit réew mi dafa am nu mu bindoo xam nga sànq yaa ngi wax on est dans un pays laïque tey jii nii mënoo dem ci nguur gi nga fekk benn kuréel boo xam ni mooy saytu mbiru diine mu fekki li nga doon wax sànq maanaam suñu institution yi ni mu ñàkkee refléter poids bi nga xamee ni moom la diine am ci réew mu doon aussi question boo xam ni pour man c'est une question centrale bu fekkee war nañoo maanaam këru diine yi seen vocation war nañ mën a continuer di ko doxal dafa war a ànd ak reconnaissance tey jii nii soo demee Belgique wala nga dem Allemagne kilifa diini nguur gi dafay reconnaître ne kii dafa am vocation éducation boo xamee ni moom nguur gi mënu ko ndax moom nguur gi mën na joxe jàngal xale bi mathématique mën na ko jàngal ay sciences yenn yi waaye mënul defar jikko da koy reconnaître su ko defee l'impôt ba nit ñi di fay ci land boo gis Allemagne wala Belgique di nga gis ni nguur gi day yëkkatiwaat loolu delloo ko kilifa diine kon xam nga ndegam ci réew yooyu lay am waxatuma laat suñu réew yi nga xamee ni diine lañ ko moo ko mooñ mu doon loo xamee ni pour man c'est central la preuve mooy stabilité bi nekk ci réew mi nga xam ne tey jii état pour mu garantir stabilité il faut mu génnee armée wala gendarmerie wala police benn sëñ Muntaxa wala benn sëñ Baye Sy Mansour wala benn Pape Mahi Niass benn discours lay téye micro ne ni ku nekk dellul sa kër ñëpp génn jéggalu ku nekk dellu sa kër sëñ Muntaxa am na lu fi xewoon Touba bi mu defee benn discours ñëpp a génn sëriñ bi ñu ngi tuub ci sens mu fay kon ñu mel noonu boo leen amee ci sa réew da nga leen a war a valoriser da nga leen a war a dimbale ci seen liggéey boobu noonu parce que ñoom ñoo lay mën a dimbale ba sa nguur gi li nga ci bëgg a doxal nga mën koo doxal ci jàmm mën nga continuer ak say institution mais fexeel ba ni sociologie réew mi dëppoowee nga fexe méngale ko ak ni ngay doxalee sa nguur dinañ la mën a jàppale ci loo bëgg a woote ci defar wér-gu-yaramu nit ñi dinañ la mën a jàppale ci loo bëgg a woote ci sécurité dinañ la mën a jàppale ci jàngale lépp parce que bu fekkee xam-xam kese la dëkk naar yi ñoo ñu ëpp xam-xam mu ngay tàkk kon suñu réew mi bu toogee ba léegi tàkkul te yàlla may ñu potentialité yi ñu am yépp Sénégal war na mën a nekk benn xibla ci Afrique de l'Ouest doomi daara yi ñoom ñoo fi yor économie réew mi ñi jàngee ci daara yi te am ci jikko yu baax
ñoom ñoo nekk ci société yi gën a mag doomi daara yi ñoom ñoo nekk boo demee ci bitim réew université yi gën a mag Harvard di nga fa fekk ay doomi daara Oxford di nga fa fekk ay doomi daara Malaisie di nga fa fekk ñoo xamante ne ingénieur pétrolier la ñu def man mii moom laa jàng te daara ji moom moo ñuy ñàmpatal dañuy tere alxuraan ba pare doog a dugg ci daara ak loo mënti xam ci jàngum occidental du la tee bàyyi sa valeur yi nga amoon démb ak barki démb kon nañ dimbale kilifa diine yi ci yoon woowu ñuy woote état bi ak kilifa diine bu ñu lëkkaloo rek jàmm ji wéy ba pare yi tamit réew mi nga am ay doom yoo xamante ne ñi ngi am ay millions wu taalibe ci bitim réew at bu jot ñu ñëw dugg si Arabie Saoudite fi mu toll nii boo demee ministère u aj li muy dugal ministère pétrole dugalu ko potentialité boobu tamit war ngaa mën a góorgóorlu pour mu jëriñ ci sa réew ci wàllu diplomatie ak ci wàllu économie. Extraordinaire, bonne lecture. Mais Imam Ahmad, le Daara dans tout ça, quelle solution le Daara mën a proposer pour créer équilibre bi fekkente ne yéen gis na ni seen exemple ni joxee jàng ngeen ci dafa mel ni yéen Daara ji moo not français bi moo tax li ëpp liy feeñ mooy bu daanaka boo waxulee sax dañuy yaakaar ni nitu Daara nga ba keroog nit ki di xam ni jàng leneen. léegi est-ce que kon daara ji nekkul mooy la solution parce que man li may xaw a jaaxal tuuti rek moom mooy li Baye wax léegi mooy bu fekkente ne sëriñ si office bu ñu joxee benn ordre ñëpp topp ñëpp ormal ordre bi mais maanaam mbon gi léegi pourquoi mu ne fi est-ce que kon sëriñ si mënu wax rek na mbon gi jeex suñu question que je pose en fait. waaw bon xam naa c'est un peu relatif waaye itam fokk rek ñu xam ni fàttali ma question bi. waaw kay daara d'abord projet de société la daara projet de société la mooy liy defar nit ba mu nekk nit dëkk yi ne ci moom ñu felet ko attention daara loolu mooy rôle am léegi nag bu demee ba nga xamante ni bii ne rey nañ daara yi kon daara daa dee subhanallah lii fi nekk nii ñu koy c'est-à-dire gis nga affaire yi tam il faut que ñu ñemeñ ko genre daara gën na yokku gars yi gën a réew mu ñuy tere ay yalwaan di fa boo dóoree xale yenn dóor yi yow sëriñ daara bi ñu jàpp la tëj kenn du wax. mais da nga bëgg ñu dóor xale. déet sëriñ mais xale. yow doo doon suñ ko yoree suñ ko yoree ci daara. waaw mu mel noo xamante ni bii ni suñu ko bàyyee bu ëllëgee nekk posen ci société bi te ñu mën ko jubbanti duñ ko jubbanti. mais foofu ñu jubbanti ko. kon da nga yàpp ni bàyyi gi ñu bàyyi dóor xale ay yalwaan yi moo tax. non déedéet pas loolu c'est-à-dire loolu c'est un exemple tout court. je veux dire par là que ni. c'est-à-dire dañu rey daara ba ñu bari fi mu ne ñemeetuñu sax foofu dañ ko rey c'est-à-dire il faut ñu ñeme mbir yi. parent bi buy tiital doom danaa ko dama la yóbbu daara. non mu ngi noonu benn dama la yóbbu daara. tu as parfaitement raison dañ la yóbbu daara de mais déggal boobu wax tu as vu beneen bi ci des xale boo ci bu njëkk te tubaab dafa yeewu. tubaab dafa yeewu bi mu dikkee fekk système mu daara nu mu def sociologiquement ñun on a un problème socioculturel tubaab yi bi nu dikkee fekk daara yi dañu xool ñu ni xale bi ci der lay toog ñoom ñu dem indi table banc xale bi ci àll wala jànge ñoom ñu defar tableau xale bi du sol uniforme ay yére yu xotteeku lay sol ñoom ñu def uniforme xale bi kat du bu lekkee rek dañ ko jox ñu organiser ko ba nga xamante ni bii ne xale bi dina am lu muy lekk buy dem ñu jutal ko ndox utal ko gutéem defal ko léppam organiser affaire yi ci anam bu lan moo nu tere organiser wu ñun. ñu mën a am loolu. bañ a kaa mën a am danoo organiser wu wul c'est ça notre problème xam nga aussi mbir soo ko bëggee saafara d'abord da ngay nangu ni da ngaa échoué. parce que nangu gi nga koy nangu début de solution la. waaye boo nanguwul ni da ngaa échoué nekk ci échec boobu di tourner ila yawmil qiyaamati problème day daal di am. il faut ñu nangu ni réew mi di Sénégal xawma meneen réew waaye li fi mag ñi liggéey sufiyanke yi li ñu fi def bés buñ ko wanee gannaaw lii ñuy jooy dañ koy gën a jooy kooku moom amul lu ñuy laam-laam yi. parce que aussi bu ñu nañu remonter à l'histoire 1960 yàggul xoolal ñi fi nekkoon ba ci ñi nekkoon ci nguur gi kenn ku ci nekk doomi daara nga woon. waaw. sans exception. ba jëm ko Cheikh Anta Diop. man ni sans exception. léegi lan mooy problème bi what is the problème lan la donc ñun li fi ne xam nañ ko. léegi nag xam nga lan la kenn ku ci nekk da ngay dellu ci sa bopp. macha allah. kenn ku ci nekk da ngay dellu ci sa bopp daara fa mu nekkoon démb ak bërki démb ilaa yawmina hada foofu la nekk leeri asamaan ak leeri suuf bi ñu demee ba dagg fatra am jokkootuñu borom bi mu bëggee jokkale leeri asamaan ak suuf dafa yebal jibril mu indi waxyu fekk yonent yàlla muhammad ca jabalu nuur ni ko sa borom nee na iqra bismi rabbik gis nga iqra bismi rabbik boobu c'est un impératif divin
gis nga loolu du dagg ila yawmil qiyaamati fekk àddina ñi ngi am ay jafe-jafe te delluwuñu ci daara problème bi ñu am day gën a tasaaroo surtout réew mu mel ni Sénégal. macha allah waaw donc loolu foog ñu am na comprendre solo donc iqra bismi rabbika du jeex ba keroog ñu naan la iqra kitaabak ba n'est-ce pas je pense que loolu mooy la vraie solution les vraies conséquences moom mooy suñu dund gi jeex di gërëm bu baax ki nga xamante ne mooy Baye Cheikh parce que wax dëgg yàlla xam-xam bi am na solo leer na xam naa dafa mel ne xam-xam bi mooy ëpp jëmm ji man damaa mën a tooñ looy tàggoo. di kontaan trop ci plateau bu mel nii di sant di gërëm ñi ñu may opportunité bi di ñaanal yàlla kër gi mu jëm kanam macha allah waaye tamit jàngale bi nga xamante ne nit tasawuf fi jàngale nañ ko ci diine ji yàlla na fi gën a law te Sénégal yàlla na yàlla saxal fi jàmm suñ kilifa diine yi yàlla na yàlla guddal seen fan may leen wér dëkk bi métti na trop jamono ji kilifa yaa ngi dem yàlla na ko fi yàlla yemale kilifa aada yi yàlla na yàlla dëgëral leen te ñi mën a liggéey ci li nga xamante ne moom mooy jëmale réew mi kanam ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah xam naa dañuy amaat beneen jotaay parce que man moom doyalu ma ci yow. après comme docteur bi mooy gérer ngi foog nga ñëwaat. sëñ Ahmad même chose yow moom yéen moom foog ñu leen xam yéen foog ñu leen di xam daa mel na kon bu dul woon peut-être effort bi joxul bi sëñ Cheikh def ba nu xam leen amaana yéen da ngeen nekk seen ndox rek maanaam war a jooyanti te kenn du xam ñi ñi ci télé di wax rek imam waaw mu ngoog kon tabaarakallah moom daal xanaa li ñuy tàggatooyee rek mooy sant yàlla ñaanaat ko mu julli sant yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñi ñu yàlla séddee ñu leen di bëggee di leen sagoo ndax moom loolu la yàlla dogal waaw Sénégal réew la moo xamante ni bii ni encore une fois ma waxaat ko réewum tariqa la tariqa yi ñoo tax l'islam bi sax fii il faut ñu comprendre loolu sociologiquement loolu dafa bokk ci ñun bu ñu ko wanee ginnaaw du sotti bu ko defee tabarakallahu maa ngi gërëm bu baax Serigne Cheikh Tidiane Gueye docteur di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala ci liggéey yu mag yi muy def te lépp rek ngir li ñuy wax l'islam de manière générale gën a yaatu ci réew mi këri diine yi du ma wax sax këri diine yi parce que këri diine man pour man amut benn këru diine rek moo am ay démembrement la ñu rek ndax foo ca mënti dem bu waxtu julli jotee ñoo bokk la ñuy def foo ca mënti dem bu weeru koor jotee ñoo bokk la ñuy def kon amuñu benn problème loolu moo ci nekk di gërëm itam wax dëgg yàlla koo xam ni sunu xarit la sunu kilifa la ku baax ci ñun la muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin di doom ci Serigne Abdou gannaaw yàlla moom moo jokkoo ak man pour ma ñëw ci émission bi ci coordination wu ki nga xam ni moo di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gueye bi sëñ Biram maa ngi lay nuyu bu baax yow itam di la jaajëfal tabarakallah ñu ngi lay suivre ci yu bari ak ci yenn approche yi parce que diine dafa soxla yenn approche yi actuellement di sant bu baax ak di gërëm ak di bégee di safoo suma mbokk suma xarit tabarakallah muy Cheikh Baye ci xam-xam bu rafet bi mu masha Allah joxe di ñaan yàlla subhanahu wa taala barke mag ñi yàlla na gën a law ci réew mi yàlla nañu yàlla gën a may jàmm yàlla na fi yàlla gën a saxal jàmm kër gi ak këru jullit yëpp yàlla na fi yàlla def yokkute ci daraja yonente bi alayhi salaam barke bi alquran asalaamaaleykum wa rahmatullah c'est un plaisir imam docteur looy tëjee xanaa rek di tàggu téléspectateurs yi di nuyuwaat réew mi yëpp di leen sant ci teewlu bi di sant waa ITV ci partenariat bi di la sant yow mi nga xam ne ni yow yaay provocateur bi animateur bi maanaam lu ci am solo la ndax question yi waruñu koo raay dañ ko war a sulli waxtaane ko waaye di sant bu baax Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ndax vraiment ay effort am ak yitteem ci lii lu yàgg la depuis bi mu nekkee président commission communication màggal gi ci màggal yi ci yeneen événement dañuy jéem a génne boroom xam-xam yi di leen indi ci espace public ngir ñuy mën a wax loo xamee ni lu kawe lay doon waaye lu amal njariñ nit ñi lay doon kon nag ñu ngi koy sant di sant kilifa diine ci réew mi yëpp di leen ñaanal yàlla may leen ñu gudd fan te yàgg fi macha allah di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu seen émission la seetaan seen émission les grandes conférences di gërëm suñu invité yi seen xam-xam bu jub bu baax di leen gërëm am kontaan bu yaatu dalaloon fii di amaat yaakaar si yeneen jotaay daan ñuy wéttaliwaat di gërëm baa docteur Cheikh lu jub ci borom bi la lu dëng ci mari doomu aadama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.